internet yu Kër Ndanane TV mbégte ak contentement la ñuy am saa su nekk rek di ànd ak yéen beneen numéro ci seen émission bi nga xamante ne moom mooy autour des politiciens comme ni ñu koy defee saa su nekk rek fii ci suñu plateau autour des politiciens dañuy sawar a ànd ak yéen waxtaanee lépp loo xamante ne dafay wër dafay yëngu ci wàllum politique ak suñu invité comme ni ma koy defee saa su nekk rek tey dama invité ab benn ndaw bi nga xamante ni mu ngi bàyyeekoo fële ca commune bu Tivaouane Peulh Niaga ñu gën koo xam ci Aline Badara Ngom mu nekk fële ci li nga xamante ne rek moom mooy mouvance Cissé le maire muy jàppale El Hadji Mouhamadou Cissé muy xëccoo li nga xamante ne moom mooy mairie bu commune Tivaouane Peulh Niaga ñàkku rap moom mi nag Aline Badara Ngom mu nekk ki nga xamante ne dafa nekk ci commission ci cellule communication nekk itam ki yore kàddu ndaw ñi nekkee ci bile mouvance mu nekk itam attaché cabinet du candidat El Hadji Mouhamadou Cissé le maire alaata ma gën a xuus ak moom ci débat bi ñuy faram fàccee lépp li nga xamante ne politique la ak rek lu jëm ci wàllum élection locale ci bile commune Tivaouane Peulh Niaga ñàkku rap dama koy bàyyi moom itam mu nuyoo ami téléspectateur Kër Ndanane TV Aline Badara ñu ngi lay nuyu. surtout maa ngi lay fay donc ci noonu mooy nuyu képp koo xam ne nii moo ngi seetaan Kër Ndanane TV donc di jaaree foofu di nuyu aussi la coalition Manko ci dëgg bi nga xam ne nii El Hadji Mouhamadou Cissé moo ko jiite di nuyu képp koo xam ne nii doomu commune Tivaouane Peulh Niaga ñàkku rap nga donc di am mbégte ak contentement ci invitation bi nga xam ne tey jël nga ko teg ko ci li nga xam ne moom muy Manko ci dëgg donc comme j'ai l'habitude de le dire nous sommes dans un monde de la vitesse et du profit donc celui ou celle qui vous octroie une parcelle de son temps vous a donné un trésor à surtout. Merci beaucoup également. Tout le plaisir est pour nous de vous avoir recevoir comme invité ici sur le plateau autour des politiciens dañuy rek wéy ak suñu waxtaan. tey comme ni ma ko waxee woon ci cadre yi rek danga fee toogal ki nga xamante ne moom mooy El Hadji Mouhamadou Cissé ñu gën koo xam ci Cissé le maire mu nekk ci coalition bi ñu naan Manko ci dëgg. man laataa maa gën a sori si débat bi ba ñuy faram-fàcce yéen yi dama bëggoon xam pourquoi yéen en tant que jeune te candidat yi nekk ci commune Tivaouane Peulh Niaga bëri na pourquoi vous avez porté votre choix sur Cissé le maire. Je pense que Aïssatou question bi du may sax sori parce que boo déggee Cissé le maire yaakaar naa ni ci candidat yi xëccoo mairie bi yëpp moo ci gën a nekk ndaw moo ci ëpp vision moo ci ëpp ambition moo ci gën a sori gis-gis le pourquoi ñu porté li nga xam ne ni moom mooy candidature Cissé ñun Aïssatou kenn jënduñu kenn moomuñu kenn tënkuñu kenn fayuñu danoo toog saytu ci li nga xam ne nii moom mooy candidature ñëpp ñu xam ne kii di El Hadji Mouhamadou Cissé moo fi yor programme moo fi yor li nga xam ne ni tey bu ñu ko dénkee li nga xam ne mooy suñu bopp moomeel dina jëlee commune bi ci root jëlee ko ci dem ci marché yu sori jëlee ko ci poste de santé yóbbu ko ci centre de santé jëlee ko ci li nga xam ne tey moom la ñëpp bëgg muy ay lycée érigé un CEM érigé en lycée yóbbu ko ci li nga xam ne tey moom la ñëpp bëgg loolu moo tax ñu porté suñu candidature porté suñu choix ci candidature El Hadji Mouhamadou Cissé. kàddu yi am na solo ci say wax rek danga laal ba laal li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe yi commune bu Tivaouane Peulh Niaga ñàkku rap di dundee nga laal problème ndox laal itam li nga xamante ni mooy problème lycée laal problème insécurité man nag ci loolu laay taxaw est-ce que vous pensez que votre candidat ki nga xamante ni tànn ngeen ko il est le bon profil wala am na ay partenaires yi nga xamante ni mën nañ ko dimbali ba mu saafara yi la jafe-jafe ndax commune bi instant bi fi mu toll yow yaa ma ko gën a xam fa nga jógee ñeneen ak ñeneen ñi ngi seetaan itam xam nañ li ngi dundee ci bile commune est-ce que vous pensez vous-même en tant que jeune parce que tey téye commune yombul tey mairie itam yombul laaj na compétence laaj na itam intelligence laaj itam ay partenaires yi nga xamante ne ñoo la mën a teg loxo est-ce que vous pensez que Cissé il est le mieux placé pour gérer la commune. Aïssatou sànq wax naa sama biir wax su aurait été Cissé mënul wala antanul wala amul xam-xam wala amul vision pour yëkkati commune bi ci guute gi mu nekk man Aline Badara Ngom du ma porter sa candidature waaye dama gëm ni ci candidat yi fi nekk yépp Aïssatou di 11 candidats di fukki ak benn candidat yi nekk ci commune Tivaouane Peulh Niaga mennum El Hadji Cissé moo ci bind benn programme tuddee ko maa ko miin programme boo xam ne tey yaakaar naa ku mënul war ki laqatu du jël sa programme dugal ko ci li nga xam ne ni moom mooy ci seen YouTube nga xam ne ñëppay am accès pour suivre ko ñëppay am accès pour déglu ko programme moom bu bind Aïssatou da see faram-fàcce li nga xam ne ni moom mooy différents secteurs yiy métti ci commune Tivaouane Peulh Niaga Aïssatou journaliste nga am na yoo xam ne ni gënuma la kaa xam waaye damay jox benn exemple rek Aïssatou commune Tivaouane Peulh Niaga bu ñu jëlee Tivaouane Peulh kese sur 51 quartiers 15 seulement ont accès à l'eau potable kon yaakaar naa ku nekk ci gox boobu di topp sa intérêt crypto personnel di topp sa bëgg-bëgg maanaam di dund màkkaamay picc man papa yaay doom yaakaar naa ni yow leneen moo la ñor mais du développement commune Tivaouane Peulh Niaga El Hadji Cissé
moom rek wax naa ko sànq si biir wax moom mooy le seul candidat bu bind programme bu wóor ci santé bind programme bu wóor ci li nga xam ne ni moom mooy tourisme bind programme bu wóor ci li nga xam ne ni moom mooy lépp li nga xam ne dafa ëmb wàllum éducation ak social. donc ku mel ni kooku Aïssatou gëm naa bi ñu ko dénkee ak lu mu xam mi xam-xam bu mu am ak vision bu mu am Aïssatou sànq dama wax am solo mi partenaire damay attirer tuuti rek attention population commune Tivaouane Peulh Niaga man dama naan partenaire après la ngay am kenn du ko am période campagne Aïssatou partenaire après élection nga koy lijjanti mais doo ko lijjanti pré campagne wala ci biir élection. parce que tey ki nga xam ne tey Aïssatou dafa fëgg sa bureau ne la candidat nga ne ko waaw man Aïssatou candidat wala man Alioune Badara candidat la mu ne la 100 millions ngi man partenaire la ak fu mu mënti jógee si réew mi dama lay jàppale pour nga jël commune Tivaouane Peulh Niaga Aïssatou kooku am na leneen lu nekk si ginnaaw wala am na leneen lu mu bëgg waaye ñëwul a financé te yàlla tax. bon mais partenaire quand même nekk na loo xamante ne yow en personne mën nga ko am genre mën nga nekk nit koo xamante ne naturellement tu as des partenaires yoo xamante ne espérer nga tey bis bu demee ba jël commune bi mën nañ la jàppale te itam da nga wax sànq ne dafa bind ab programme am ak bi nga xamante ne da koy tas ci réseaux sociaux yi expliquer di si souligner les maux de la société ou bien les maux de la commune de Tivaouane Peulh Niaga Niakoulrab mais est-ce que ça suffit de mettre en place un projet parce que yaakaar naa day bind projet ñëpp ko mën bind programme ñëpp ko mën mais affaire bi nekkatul wax jëf la est-ce que tamit moom il a les partenaires parce que tamit tey boo paree pour jël candidat pour jël mairie parce que dafa am foo jàppoon ba pare même bu dee am na ñoo xamante ne dañuy ñëw tey pourcentage avec des millions mais war nga am foo xamante ne yow fa nga jëfandu ba mu leer na ne yow war nga mën a téye ab commune man je parle de ce côté est-ce qu'il a également quelques partenaires au moins yoo xamante ne war nañ kaa mën a taxawu si ndox bi war nañ ko mën a taxawu si tali bi wala si insécurité bi ba mën a tax tey moom mu jóg te dafay lancer candidature am donc laay waxee Aïssatou da nga wax lu am solo Aïssatou nga ne tollatul si wax dama toll si jëf man dama naan tolluñu si wax waaye si jëf lañ tolluñu si jëf mais dama toll ci wax ak teg programme bu wóor bu réaliste et réalisable. mais teg programme ñëpp mën nañu ko quand même xaaral ma ñëw expliquer Aïssatou bu fekkoon ne jëf lañ toll ak Aïssatou le maire sortant Papis Diop kenn daa ko jëf si commune bi Aïssatou c'est un multimilliardaire ou bien un multimillionnaire. moom lu mu fa def. non loolu la lay wax nii moo tax ma ne la ba doon jëf. yaakaar naa ni campagne lu mu génnee si xaalis ak lu mu jox mbootaay ak lu mu pasale si dëkk bi ci xaalis. ba mu fi toogee ba tey waaye def fi dara loo xam ne nit ñi la sa teg lu xam waaye ñu mu àndal ñëpp tey tedd nen kon yaakaar naa loolu jëf la ci benn côté kon tey buñ ne danoon toll si moment jëf Aïssatou toll ñu si moment jëf Aïssatou xam nga tax ma loolu da nga gis candidat boo xam ne Aïssatou day dem seeti mbootaay jox leen 1 million wala woo leen dama la ñu finance 50 000 Aïssatou mais toll ñu si moment boobu Aïssatou xam nañu toll nga dem si askan bi ne leen man la El Hadj Mouhamadou Cissé man la diw programme bii laa am boo leen ma falee ma jëlee leen si rooti ndox boo leen ma falee ma jëlee leen ci yeewu 5 heures du matin yéen jigéen ñi di dem ba poste Thiaroye wala di dem ba Tëngéej bi di nduggi di yóbbu commune Tivaouane Peulh Niaga pour jaay pour dundal seen njaboot tollatuñu wala boo leen ma falee ma programme bi daal ñu proposé parce que tey Aïssatou ma attiré attention tuuti ci commune Tivaouane Peulh Niaga tey nous sommes plus de 130 000 habitants tey yaakaar naa ab commune bu tollee si 15 000 habitants lañ koy jox poste lañ koy jox li nga xam ne mooy centre de santé Aïssatou poste de santé sax amuñu ko moo xam ne affaire Aïssatou boo xam ne ñu bëri xamuñu si commune amul benn autorité wala benn politicien bu dàkk social El Hadj Mouhamadou Cissé. ah bon xam nga loolu Aïssatou moo nekk nit ko xam ne ni bu jëfee bëggul kenn ko koy wax yàlla min ci xam ne ni day def ay acte social yoo xam ne ni damay romb nit wax ma ko. mais politicien la c'est normal mu def ko. non effectivement xam nga tey bokkut ak ñi nga xam ne dañuy def di filmer wala bokkut ak tey commune bi Aïssatou parmi les 11 candidats seul El Hadj Mouhamadou Cissé mooy def dara te di ko filmer di ko dugal ci YouTube waaye ku dem financé ay mbootaay génnee ko wile pande jigéen ñi Aïssatou nga gis ko xam ne day indi Aïssatou ñaari saako soble ñu saam ko Aïssatou sama yaay nekk sa yaay nekk yaay keneen nekk si commune Tivaouane Peulh Niaga Aïssatou ñu jox la 2 kilos soble filmé la yàq sa dignité Aïssatou jox la benn saako ceeb filmé la yàq sa dignité Aïssatou moo xam benn anecdote bu ndaw wala du anecdote sax benn kii bu ndaw dafa am ay bàjjenu gox yu jógee woon Sokabé ñëw bureau El Hadj Mouhamadou Cissé j'en ai témoin fëgg bureau ne ko El Hadj Cissé mu ne waaw mu ne ko ñun dañoo wóor ci autorité yëpp je pèse bien mes mots danoo wër si autorité yëpp képp kii politicien dem nañ sa kër bañ demee lu la proposé mooy poste de santé bi Aïssatou fenêtre yi dafa dajjeeku dafa ruy jigéen ñi bu ñu matoo bu ñu yéexee tuuti sàcc doom wala dugg fa def ñaawteef jigéen parce que amul gardien poste de santé bi nekk Sokabé ñu ne ko ventilo yi dafa yàqu jigéen bi matu Aïssatou si période tàngaay boobu képp kiy jigéen xam na ni lii lu si matu da nga gis des fois jigéen bu matu ba xam ndax tàngaay ñu nekk El Hadj jigéen ñi bu ñu ñëwee pour accoucher wu amuñu si mat laa ñuy tëdd Aïssatou yow jigéen nga jigéen bu accoucher pare moo gën a nekk si risque pour koo xam ne accoucher gul pour ñu ko xamul
tey ba nga ko waxee vendredi nga ko wax ça n'est témoin mais bàjjen gox yi ñoo nekk danoo jaaxle ñu koy wax il était souriant di ree ne ku mu toogal nekk bindal yaa ngi dégg bindal ñaata ventilo ngeen soxla gars yi wax mu ne bindal ñaata matelas ngeen soxla gars yi wax mu ne la bindal ñaata fenêtre ngeen soxla gars yi wax mu ne la bindal bàjjen gox yi ba ñuy génn dañ ne amuñu yaakaar parce que fépp fu ñu dem fi lañ wax samedi si guddi samedi leneen woo yóbbu fenêtre aluminium monté ko dimanche mu yóbbu lépp loo xam ne matériel la yóbbu ko foofu ba ñu demee bàjjen gox lu ñu seede mooy élage ba ñu ñëwee sa bureau ba ñuy génn ñun ñëpp dañ la jëw ne la yaa politiciens yi fay am élage ba ma koy def mu ko ngir gis te dama koy def ngir yàlla ak yonent ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey pendant ce temps élage jour bi def loolu monsieur le maire moo ngi ñàkk rob may fa 1 million ci benn AIC kon ñun commune bi ñu nekk ay sotu moo wax naa sànq si biir wax ñun topp ñu élage pour xaalis bokkuñu ñun si jeunes yi nga xam ne dañoo jënd dooleel leen chaque jour leen démb tey soo ba ñëw bu fekkee ni luñ bëgg rek ni mu nekk utile suñu bopp waaye dañu bëgg ndaw bi nga xam ne tey mooy taxaw di défendre commune Tivaouane Peulh Niaga te seul si élage nekk gis tey ay sotu autorité bu fa dem télé tey je donne l'exemple tey invité l'autorité fan bu la neex maa ngi ñu toog débat ni may waxee ni à l'aise du ko waxee noonu jëmaa des témoins xam tax ma loolu parce que ñoru tab bi ngësam beeka inaale tey benn garab dañ jëmantoon mu tudd APR ñu jëngal ko manga yu ñori wadd ñu ne ana waa commune Tivaouane Peulh Niaga ana ñu bokk parti APR ñu ne ñoo ngi ñu ne kaa leen jiite commune ñoo fi nekkoon dinaa ñëw ci waa APR sànq da nga wax balaa lu am solo ba nga ne genre li ki nga xamante ne moom mooy suñu actuel maire dafay dem genre di bazarder di joxe ay xaalis genre pour jënd li nga xamante ne moom mooy population bi mais bon on peut dire que moom tamit politicien la comme ki nga xamante ne moom mooy sa candidat moom tamit politicien la sànq li nga wax noonu ne moom la def da koo def peut-être pour campagne parce que peut-être seen manière campagne moo dul benn ke dafa préféré tànn ay jeunes dem jox leen xaalis kee préféré même bu dee moom fu mu dugal xaalis sax moo ëpp njëriñ mais est-ce que en tant que candidat il était pas nécessaire mu def descendre sur le terrain d'abord avant que yooyu maire di ñëw vers lui pour di ko demander mënoon na koo def quand même parce que li mu def noonu tamit campagne la effectivement xam nga Aïssatou xam nga da nga wax lu am solo Aïssatou mooy que El Hadj Mouhamadou Cissé Aïssatou maire ba ñu ñëw si moom man des fois damay toog ci bureau toog nii ibbi li nga xam ne ni moom mooy Tivaouane mais boo fa gisee demande sociale ak soutien yi man des fois dama pose la question man dama koy yërëm en personne waaye damay xam ni ala kulli àll ci génn xam tax parce que fa gëm boppam te bëgg commune Tivaouane Peulh Niaga yàlla du ko seetaan si dara. waaye tey xam nga lu tax ma ne. Papis Diop Papis Momar Soxna Diop du ma wax ci moom sax en tant que père de famille parce que bu weesoo li nga xam ne ni moom mooy candidature am bu fekkoon ni nekkul maire tey ñëpp dañ koy seetal nit ku baax. nit ku yiw man boog lu ma xam ci moom parce que man dama yàq deru jàmm lu ma gisul si nit duma ko wax waaye bu loolu weesoo Aïssatou dafa doon candidat moo tax ñun ñëpp fi ñoo jiite woon ku nekk am na droit wax li nga xam ne tey moom lañ gis ci moom mu nakar ñu waaye nañ ko wax si yar ak teggin parce que papa yi jàmbur la man li ma wax mooy tey fu muy dem di bazarder xaalisam man loolu concerné xam nga concerné Aïssatou mooy que tey am naa candidat bi nga xam ne tey su ma ko gisoon tey muy dugg ci maire yi di leen financer à cette période là dama koy bàyyi xam dama koy bàyyi parce que dama kaan la moo tax def ko démb waaye yàlla def ñu suutal ba ma koy def démb maire yi ba ñuy ñëw di fëgg bureau fekk na El Hadj Mouhamadou Cissé il a reçu des tas de soutien ay demandes sociales yu du jeex di dem gox par gox di saytu Aïssatou ba ñu jug benn candidat jugul Aïssatou yow lu ma la xam nga ko bu baax. loolu nga yaakaar rek parce que yow tamit xam tax la Aïssatou xam tax moo la Aïssatou vous êtes là bien sûr pour défendre votre candidat mais sa candidat nga xam tax moo la ko Aïssatou ba ñu jug on a créé un mouvement qu'on appelle Jug Jon. ngeen jóg. Jug Jon xam nga am na créé en 2016 bañ ko créé doo def benn caravane boo xam ne man maa yoroon communication Aïssatou boobu maa ngi doon tout tànk maa yoroon micro central di wax bañ demee def itinéraire dem ba Tivaouane Peulh ñu dugg bureau Mamadou Ba mooy sama interprète ñu dugg foofu mu ne li ngeen def de kontaan naa trop El Hadj yow moom mention spéciale yaa ngi leen dégg si ba nga ñëw si koñ ba léegi am na lu soppeeku lu bëri parce que jeune nga am nga vision te am nga xam-xam mu ne lan moo doonoon seen tànk El Hadj ne ko ñu doonoo créé benn mouvement bi nga xam ne ko tuddee mouvement national Jug Jon la pour xeex lépp loo xam ne tey gis nañ ni moo gàllankoor suñuy askan ñu toog di ko gis di bàyyi muy sedd ma damay jug pour dénoncer loolu jug pour xeex ko ànd seen askan bi Modou Ba ne ko dama bëgg da nga loo wax mu ne ko Jug Jon la mu ne ko yokk si féppay métti ci commune Tivaouane Peulh Niaga yaa ngi dégg 2016 El Hadj amul fu mu duggul ci commune bi moo tax mu bind benn programme tuddee ko maa ko min c'est moi qui maîtrise man maa ko xam maa ko ràññee programme Aïssatou boo ko dégloo man ba mu ko bindee pare maa ko monté en fait mais mu ko bindee pare ba ma koy déglu man
sama yaram dafa daw. bon 2016 ngeen taxawal boobu mouvement. fas yéene rek saafara lépp loo xamante ne jafe-jafe la si askan commune Tivaouane Peulh-Niaga. 2016 on est 2021. te yéen seetlu nañu jamono bi ngeen gën a fës. est-ce que nekkul woon vous étiez en train de préparer li nga xamante ne mooy seen candidature. qu'on le dise quand même parce que yow ñu ànd politicien la. l'actuel maire aussi politicien la. lépp la ñuy def politique moo tax ñu koy def. parce que itam balaa moo fal moom tamit fii la jaar. qu'on le dise. loolu dama koy teg côté parce que sànq da nga wax balaa li nga xamante ne moom mooy APR nag teg nañ leen tànk. xam nga mbaa sentir ngeen ko. Aïssatou xam nga lan moo tax man tey damay attirer attention bu baax a baax encore une fois ci commune Tivaouane Peulh-Niaga parce que wax na am solo Aïssatou ñaata candidats leen 11 candidats. xam nga ni 8 yëpp APR leen bokk. kon ëpp nañ leen doole de tiitoo leen benn yoon. non xamul tax ma ne tiituñu. parce que man dama gëm lu sama leader di wax dafa ne askan bu nekk te yàlla suñu borom da kaa wax. askan bu nekk que leen jiite rek la mérito bu fekkee ne ñun commune Tivaouane Peulh-Niaga ñun APR leen jiitoo leen mérito APR bi nga xam ne tey moo ñu teg root bu métti teg ñu yoon yu métti teg ñu marché bu bon teg ñu ay poste de santé yu bon fekkee moom lañu métti ay soto APR mooy jëlaat affaire yi ñu continuer dund jafe-jafe yi mais bu fekkee ñun changement leen gëm changement kese ay soto leen su commune Tivaouane Peulh-Niaga may am cette année-ci fi daal ko waxee ay soto bindal El Hadji samay gagné. mais est-ce que yéen tamit def ngeen li war def ngeen sensibilisation communication bi war pour ngeen yee puisque da ngeen jàpp ne actuellement bi nekkul def liggéeyam ko nu mu ko waree dana nga wax sànq ba tudd dénoncer est-ce que nekk ngeen di dénoncer les mots yi nga xamante ne moom la commune bi dund est-ce que pare ngeen carrément à 100% pour changer les donnes parce qu'on le dise quand même Papis Diop tey autant pour moi notre actuel maire ba muy falu ñu bëri xamuñu ko woon te gis nañ nit ñëpp nu mu faloo te pourtant tey dañ ne woon du maire bu baax et pourtant tey li muy pesé poids bi mu am tey ñu bëri amuñu ko te pourtant dañ ne woon moom nekkul kon ça veut dire que est-ce que tamit askan wi gëm nañ en réalité changement wala nekkul ñoom xaalis ak moo leen yóbbaale. effectivement Aïssatou gis nga tey doo nekk commune boo xam ne sax su ma dem koy wax dama ne ñun ñi nga xam ne yàlla wësëgal nañ ba am nañ 100 francs bu ñu jëndee mburu ba ndékki ba suur am na ñoo xam ne amuñu ko bu fekkee yàlla wësëgal nañu téeméer wala 250 boo xam ne ñoo ngi koy jënd reer pour reer am na ñoo xam ne yàlla wësëgalu leen ko mais bu nekk si commune bu Aïssatou dama jàpp ne ñun ñëpp war a takku suñu biir ñun ñëpp war a bokk benn gëm-gëm pour lan pour dindi fi lu fi nekk ba ñun ñëpp du nekk au même pied d'égalité bu ñu yàlla tegee si même pied d'égalité Aïssatou kazaalika ku nekk ci li nga nekkoon Aïssatou man j'ai quitté beaucoup de choses xam nga pour lan pour l'intérêt de la commune de Tivaouane Peulh-Niaga toi tu en sais quelque chose tey sama askan moo ma ñor sama commune moo ma ñor waaye bu fekkoon ni pour sama bopp rek wala pour tedd kon amaana tey xool naa feneen wala jaay naa sama ngor waaye defuma ko dama xam ne kii ma sekkal mi El Hadji Mamadou Cissé non seulement gor la waaye dafa nekk borom xam-xam bu ma wóor bu ma affirmé tey lu koy waral mooy yàlla dafa dogal El Hadji mooy le seul candidat bi nga xam ne nii moom la candidat yëpp seet si loolu la dafa garaaw moom la candidat yëpp fëgg biiram dugg te demul kër benn candidat moom la candidat yëpp seet si. pourtant mënoon na koo def. comme yeneen candidat yi effectivement xam tax Aïssatou ku ñëpp soxla wëri la. mais moom tamit soxla na nit ñi. effectivement. nit yi la soxla nit yi ma soxla moo ngi dem si ñoom moo ngi sekkal ñoom jàmm mais moo xam ne affaire Aïssatou lu tax moo lay foofu Aïssatou mooy que ñoom ñëpp dañoo xam ni kii di El Hadji Mamadou Cissé xam-xam bu mu yor ak vision bu mu am ak engagement bu mu am bu ñu ànd ak moom rek commune bu ko téye si loxoom day changement day am force te beaucoup de leaders wala beaucoup de politiciens wala beaucoup de candidats ñoo ko seedal loolu. d'accord mais nit ak noo mën a mel ak xam-xam boo mën a am alal boo mën a am forcément tu as besoin des autres ñun yaakaar naa loolu yàlla moo ñaanee loolu ba tax na moom il avait forcément besoin d'une grande coalition boo xamante ni peut-être tey mënoon na koo yóbbu fu gën a sori tey donte ne yeneen candidats yi seesi nañ ko moom tamit il pouvait faire pareil te candidats yi nga xamante ne tey ñoom noonu dem rejoindre def monsieur Papis Diop est-ce que moom jéem a def ay jéego pour jéem a coaliser ak ñoom parce que bari na ñoo xamante ne peut-être dañoo amul kuñ coaliser moo tax ñu fekk ci l'actuel maire. Aïssatou gis nga Cissé yaakaar naa ni moom fu njëkk a créé coalition après ba ñu jógee si jug jot na ba ñu jógee si campagne si élection di waajal élection ñoo fi njëkk a jug Aïssatou dama lay wax ni lu ma affirmé la du ma wax loo xam ne gëmuma ko lu ma wóor la ñoo njëkk a jug si commune bi Aïssatou yoo xam nga dafa baax. ban coalition ngeen fi créé. ba ñu jógee doon créé benn case tuddee ko Manko ci dëgg. Aïssatou Manko ci dëgg dàq na képp. Manko ci dëgg est-ce que tur bi yàggul de. non bu laa la wax ma ne maanaam xam nga tey ba ñuy jug. bañ créé suñu case tuddee Manko ci dëgg. Aïssatou ñu ñoo communication nga xam ne Aïssatou tant que jigéen ñi doo xam li ñu togg tant que laajoo doo xam li ñu lan ngeen di togg ma la ngeen togg bëgg naa koo xam torop. non li ñuy togg mooy. fexe ba jël commune tekk ci raay yi baax raay développement waaye ma ñëw tuuti ci coalition bi nga wax Aïssatou. coalition bu la moo tax ñu bëri dem rejoindre Papis Diop Aïssatou tey ku mu doonoon tey askan Tivaouane Peulh-Niaga la ku mu doonoon tey sa waajur
wala mu doon tey sa mbokk boo xam ne nii tey am na moom Papis Diop fu ñu jaar amaana mu xam ne bu ko toppul mun na ci am des problèmes yaakaar naa mu topp ko moo gën mu bañ a topp Papis mais Aïssatou ma wax la affaire Aïssatou. ça veut dire tagal fa sa baaraam waaw ma wax la affaire Aïssatou. gis nga tey gis nga grand nom yi gars yi dégg naan danoo topp Papis danoo topp Papis danoo topp Papis. Aïssatou man Alioune Badara su ma jugoon donte sax lu ma tuuti am na 5 personnes yoo xam ne ni bëgg nañ Alioune Badara fa Alioune Badara dem fa lañ jëm xanaa su ma kër nag fu ma dem fa lañ jëm. sama jabar fu ma dem fa la jëm. ainsi de suite mais tey Aïssatou tey ñi nga xam ne tey Aïssatou ñoo topp li nga xam ne nii moom mooy Papis Diop te man fi ma toppal Papis Diop man kese maa koy topp de kenn du ma topp keneen du ma topp Aïssatou xam nga tax parce que jënduma kenn moom ma kenn. fii à beau financer les personnes ku nekk bu tëddee xam na kan moo koy génnee si jafe-jafe yi mu nekk Aïssatou. commune bi dafa tuñ. keroog ma dajee benn maire di waxtaan ak moom mu ne ma Alioune Badara dal leen seen xel ñun de ku fi ñëw dinañ lekk xaalisam waaye ñun xam nañ kii changé ma ne yaay booy alhamdulilah comme kay sëgam yéen ñoom dugal seen jafe-jafe parce que ku falu yéen ko fal ku falu. dégg naa ko sa benn interview sa benn vidéo avec Aïssatou ngeen ne jigéen ñi ku fi falu ñoo ko fal effectivement ku fi falu ñoo ko fal waaye ne nangu tamit ñoom ñoo ñu duggoon si jafe-jafe yi ñu nekk. ci nan. ndax 5000 francs 2000 francs 110 xartum tisi moo ñu duggoon si jafe yi nekk Aïssatou. dëgg la ko le dise. ma koy nangul. dañ dem nekk ba élection jot Aïssatou ñu dugg si kër yi def fa naka su dul noonu mais yàlla sutural ba Aïssatou judd na si. am ci xam-xamam kenn mënu ko nax Alioune Badara Pa Faye ainsi de suite te ñun ñooñu suñu sag waaye si Aïssatou ak Alioune Badara ak Pa Faye yooyu dafa am ñoo xam ne tey ñoom seen intérêt bopp mooy tax a jug te ay ndaw mu lu moom gën a métti Aïssatou doon ndaw nekk ci commune war a défendre intérêt commune bi waaye ngay topp ci bëgg-bëgg bopp moo la gën a métti dañuy ñëw ci coalition parce que gisoon nañ fi itam ki nga xamante ni moom mooy Cissé le maire ak ki di Ibrahima Sissoko doon nañ dox ay tànk coalition pour ñu mën a ànd ngam itam ñu coaliser mais gis nañu problème may jiitu yaa jiite moo tax bi la coalition te je pense que bu fekkente ne nga ñëm intérêt commune bi moo leen ñor problème de dirigeant warul am yow lan mooy si sa xalaat en tant que ki nga xamante ne Cissé la àndal waaw man foofu dama fa sori xamul tax parce que Cissé dafa nekk koo xam ne nii moog Sissoko dañoo am ay intérêt yu profond dañoo am ay relation yu graw mais attention jeunesse ñun ak lu politicien hero ñun suñu yoon nekk bu ñu si dugg ñun ku nekk na jàpp sa candidat défendre ko mu doon essence de horizontale et verticale waaye ñoom ñaar Aïssatou tey dëgg la c'est vrai yàlla mooy boole ay nit yàlla bu ne Aïssatou ak diw dañuy ànd kenn mënu si dara tey ñoom ñaar am na fi ñu tolloon ba ñëpp man en personne ne woon naa alhamdulilah parce que ñu àndoon intérêt commune bi la ñu séparoo dina métti ndax ku nekkee uti waaye Aïssatou ànd boo gis dafa am tàggalikoo day yàgg rek ci coalition boobu laay des ci coalition boobu noonu tey ñoom ñaar ànduñu woon Aïssatou ànduñu woon waaye bëggoon nañu ànd waaw ñu bëri nag doon jàppoon ne ànd nañ mais ànduñu woon waaye bëggoon nañu ànd xam nga coalition Aïssatou dafa am ay réalité c'est vrai dafa am ay réalité yoo xam ne ni moom mooy tax coalition am bu si jiitu mooy tey mag Aïssatou bu fekkee ay candidat leen Aïssatou ne ma Badara bàyyi ma jiitu ma ne ko Aïssatou jiiteel waaye boo jiitoo bàyyi ma nekk fexeel boo gënee ma nekk premier adjoint mais ñun moom ñu askan bi kenn mënu dig kenn premier adjoint par force kenn mënu dig kenn deuxième adjoint par force est ce que xam nga bu élection jàll day amaat benn élection Aïssatou day amaat beneen vote pour yeneen poste yi kon nag maanaam xëccoo bi day métti mais nag xam nga tey nit dina bëgg waaye ñu nekk si ginnaaw ñoo koy xañ kon Sissoko ñu ne si gànnaaw ñoo ko xañ. non waxuma la Sissoko ñu ne si gànnaaw ñoo ko xañ. kon loo wax. xëy na da nga am information parce que. non amoo information en fait yow yaa say wax rek laa mën a tiré. effectivement man je reconnais parce qu'on parle de Cissé et Sissoko. je reconnais xam naa ni am nga information. non genre tu es bien informé. c'est juste que on parle de Cissé et de Sissoko. nga ne peut-être di la ñàkk dara. ne si gànnaaw moo koy xañ. kon soit Cissé la wala Sissoko. léegi kenn si ñoom ko xamante ne si gànnaaw moom moo leen ko xañ. dama lay rassurer dara. Cissé ak Sissoko man Cissé laa xam. Cissé tey bu ne woon ñu mu àndal ñëpp damay rangé wu derrière kii kon benn candidat wallahi lazim ñu mu àndal yëpp dañuy d'accord loolu maal ko fii bindal. ci coalition bi laay les xam tax parce que ñun Cissé ñu Cissé démb la woon démb la. Cissé vision moo tax ñu topp ko gëm-gëm moo tax ñu topp ko Aïssatou nen dem ba ci kanam dina xam ko may Cissé. on verra bien ci Abdou Aziz Ba laay ñëw ba tey ci coalition bi laay des. donte ne coalition ngeen dégg nañ fi ay temps ay coow. problème liste est-ce que mën nga ñu cee andi quelques éclaircissements avant ñoo tëj. waaw wax nga dëgg
xam nga Abdou Aziz man dama koy nuyu de passage di nuyu waale maire Adama Fall sama yaay di nuyu képp koo xam ne ni tamit mu ngi si parti PRDS donc comme ni nga wax rek Aziz ak Abdou Aziz ak El Hadj Mouhamadou Cissé donc seen coalition ñu bëri ñoo naan dana am ay coow man tuddee ma ko coow ay sotu xam tax lu am ci yeneen parti yi moo am ci parti bi am ci yeneen parti yi maanaam ci yeneen coalition moo dem dina am quelque kii mais après loo gis dañ ko réglé politique moo bruit ñoo ànd. mun see ñàkk d'ailleurs sax dañ naan sax pour exister en politique da ngay def bruit pour exister léegi ñoom ñaar xam nga tey problème liste dafa doon doy waar Cissé yàlla ko dogal mu am ay ndaw yu am xam-xam. bëgg leen def premier adjoint xanaa. non wala conseil. Aïssatou man bokkuma si liste Cissé. ah dara wóoruñu si de man liggéey nañu gis si kaw. Aïssatou bokkuma si liste Cissé. Cissé bu jëloon commune ma dellu nekk sama yitte am naa sama liggéey yàlla dogal la jàng naa ba am sama xam-xam boo xam ne mun naa gérer sama yëf bopp. yaa ngi dégg. bokkuma si ñi nga xam ne ni dama bëgg diw falu pour mu booster ma bokkuma tey je suis journaliste chargé de communication en formation tey fu ma génn fu ma taal sama CV ñu jëm yaa ngi dégg. kon tey soxla ma xaaruma dara Cissé mais nag ñoom ñaar tey ba affaire kii ñëwee ba affaire liste yi ñëwee donc amoon na quelques erreurs parce que dafa liste dafa métti. c'est vrai dafa métti mais heureusement que du ma fi sori parce que ñoom ñaar ñëpp kii wax na nga xam ne wax àndaan leen ndax mosu ñu woon tàggalikoo ñoo ngi déggante chaque jour. Aziz keroog yaa dafay dogal ñuy doxantu ba dajeeg moom def benn keroog ba dajeeg moom waxtaan lu yàgg maire Adama Fall si Aziz la nekk suñu sama yaay bopp la man. ba tey si buri boobu la ñuy des. problème Cissé ak Pastef parce que dama yaakaaroon Cissé moom mooy doon candidat Pastef. mais demeewul noonu parce que bañ koy xam au début. Pastef lañ ko xamee woon. lan moo waral boobu changement est-ce que dafa am lu xew si diggante bi. wala dafa am benn malentendu bu semé entre ñoom. Aïssatou xam nga tey parti boo gis dafa am lu ñuy wax discipline. tey Cissé bien vrai Pastef la nekkoon. moom fay dugg conviction moo tax mu dugg fa ak gëm-gëm. gis boppam ci projet Pastef Aïssatou moi qui te parle je suis patriote yow tu en connais quelque chose. je suis Ousmane Sonko. yaa ngi dégg tey ñun ñi àndal Cissé yëpp xam lu tax ñu gën ko jàpp parce que dañoo gis Cissé Sonko commune bi Cissé mooy suñu Sonko commune. ah bon mooy suñu Macky Sall bi nga xam ne moo représenté woon barki Demba Ndiaye Fatick Cissé mooy suñu Macky Sall boobu mooy suñu Barthélémy Dias bi nga xam te ni moo représenté même moo Sacré-Cœur mooy suñu Idrissa Seck bi nga xam barki Demba moo représenté woon Thiès. tey Cissé bañ koy topp ba mu dugg si parti Pastef dafa dugg pour lan pour conviction ak gëm-gëm participer fu bëri jàpp na fu bëri waaye xam nga tey loo gis rek ànd boo gis ma sànq yàlla mooy dogal na day ànd wala du ànd waaye man gëm naa ni quel que soit alpha ñoom ñëpp dañ retrouver waat ñoom ñëpp parce que benn projet la benn gëm-gëm la benn ambition la te ay ndaw ko jiite. mais ñoom tànn nañ seen beneen candidat quand même. waaw xam nga tànn nañ seen beneen candidat dëgg la. waaye yàlla dafa dogal seen liste bi jàll da nga ko rejeté. xam nga seen liste Amar Wade moo ko jiite woon waaye da nga ko rejeté. est-ce que du leen jéem a récupéré waat. waaw moo tax ma ne la yàlla baax na nañ dem ba ci kanam yàlla baax na. si ni mu la déggee dafa mel ni da leen jéem a récupéré waat dafa mel ni li nga ñëw ci li nga xamante ne moom mooy suñu jeexital émission. waaye dañu jeexal te wax ñu li nga xamante ne moo nekk di semé moo nekk instant bi di dox fële ca commune de Tivaouane Peulh Niaga maanaam corruption bi fay dox ak intérêt personnel bi fay dem yow en tant que jeune quand même en dehors d'être un patriote ou bien en dehors d'être un partisan de El Hadj Cissé am nga sa ay kàddu yi nga xamante ne war nga ko cee mën a santi. waaw Aïssatou li may foofu mooy tey man damay attirer attention jeunesse Aïssatou gis nga xaalis kenn du ko wëri xaalis kenn du ko seeti am ak bëgg-bëgg kenn du ko wëri da nga koy ñafe ba nga toog xaar ko man tey damay am njàkkare ak tiit su ma déggee ñu ne diw mi kat dafa dem si diw na xaalis Aïssatou beaucoup ci jeunes yu nekk commune bi danoo suivre ay leader parce que seen intérêt bopp moo tax. c'est vrai parce que amaana tey du nekk man nag du ma waxal kenn dara loo xam ne xaw ma ko amaana tey dafa am ku nekk loo xam ne tey diw moom ma lay gérer sa dara moo tax nga dem topp ko waaye dinañ fàtte bu ñu fàtte ni ak lu la jàppale man sama bopp la xam man sama papa maa ngi moom su ma leeroon ne tey dafa posé candidat ma xam ne mënul génnee askanu Tivaouane Peulh si guute gi mu nekk si laay suivre loolu laa gëm nen topp programme topp gis-gis topp vision topp ambition waaye buñ topp dërëm ñu bëri danoo topp candidat na xaalis ñu bëri jaay seen ngor na xaalis Aïssatou ñun ñëpp dañ dem benn yuuxu leen dem yuuxu may daan
mooy suñu yaay ñooñu sonn ak suñu papa yi ci politique commune Tivaouane Peulh Niaga ñun jeunesse bi jël na relève. fi jeunesse boo xamante ne auparavant boo nekkoon peut-être tey benn candidat di ko nga ñi wala di wax deful la te aujourd'hui moo tax tey dafa am benn responsabilité boo xamante ne yéen jeunesse bi da ngeen koo am wala ñun jeunesse bi dañ koo am parce que mën ñoo nekk auparavant ci benn candidat di ko ngañ tey ñu dem fekk ci ko pour intérêt personnel kon comme tey commune Tivaouane Peulh Niaga ñaa ko rab tey bu somewee wala tey bu yeggee si yéen yi ñun ñoo ko fa yóbbee itam yow ak sa yenn moroom yi nga xamante ne auparavant daanañu def politique ils ne sont pas compétents ils n'ont pas d'intelligence pour faire de la politique mais aujourd'hui ils font de la politique pour leur intérêt personnel. ban message nga leen di lancer. waaw lu ma leen di lancer mooy gis nga Aïssatou comme lu sama candidat Cissé nee na àjjana daa am yoon bu fa jëm safara am yoon bu fa jëm. politique tam noonu la de politique. ñu fi ñu jëm. politique dafa am yoon boo xam boo ko toppee sa askan génn si jafe-jafe yu mu nekk am yoon boo xam boo fa toppee yaay tedd waaye suba sóoraale sa bàmmeel di nga tëdd. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un réel et immense plaisir de vous avoir recevoir aujourd'hui ici autour des politiciens Alioune Badara. bàyyi la nga tënk ko ci 5 secondes nga nuyu ñu ngay nuyu. waaw lu may nuyoo mooy damay remercier El Hadj Mouhamed Cissé lu ma dama koy remercier parce que dafa participer ci développement commune Tivaouane Peulh Niaga Aïssatou participer ci social commune Tivaouane Peulh Niaga Aïssatou participer ci askanu commune bi def ci lu bëri bind benn programme tuddee ko maa ko miin mi programme bu réalisable Aïssatou di remercier képp koo xam ne tey yaa ngi ci li nga xam ne coalition Manko ci dëgg Aïssatou di remercier aussi un ami et frère Pape Faye bi nga xam ne tey maam moom ñoo ànd fii di remercier képp koo xam ne tey yaa ngi ci bureau communal bi nga xam ne tey moom moo nekk di piloté pour Cissé nekk li nga xam ne ni moom mooy maire commune Tivaouane Peulh Niaga au soir du 23 janvier incha allah rabbi donc di ñaan askanu commune Tivaouane Peulh Niaga yëpp élection lu mu métti lu mu tàng ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi te nañ xam ni politiciens yi fi nekk nii yëpp ëllëg ci biir ñun ñoo doon les relèves kon ñun war nañoo moytu di sànnante xeer war nañoo moytu Aïssatou di saagante war nañoo moytu Aïssatou di jëfante ay jëf yoo xam ne tey ëllëg dinañ tëdd di ko rëccu donc loolu laay lancé askan bi dinañ wax ni leen làmb rek dinañ bëre bu ñu bëree ñu xam ne El Hadj Cissé mooy mbër mu mag bi te mooy roi des arènes. Inch'Allah, en tout cas on verra. Le 23 janvier yàggatul dinañ xam El Cissé ba xam mooy mbër bu mag bi wala Pape Diop wala Cissokho en tout cas on verra en tout cas c'est avec un immense et réel plaisir aujourd'hui comme ni ma ko waxee woon sànq rek am la en tant que invité fii ci autour des politiciens fii ci Kër Ndanane TV sur la chaîne de l'élégance di remercier ñi nga xamante ne moo nekkoon ci technique bi ak ñi nekk itam ci machine bi di remercier ki nga xamante ne itam mooy Pape Faye mooy ki ànd ak yow di nuyu de passage ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi bokk ci mouvement Cissé le maire di wax rek ñi lay demee saa su nekk rek lépp luy politique la ñuy waxtaanee ak li tam li lépp loo xamante ne dafa nekk ci élection locale yi vu que instant bi ci contexte boobu lañ nekk rek fii lañ koy tëjee incha allah di leen dig daje beneen émission ak beneen invité itam ak commune ba muy jógee daal di koy waxtaanee faram fàccee ko fii ci autour des politiciens mais d'ici là portez-vous bien.